asalaamaaleykum mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen bëggee di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax tey nag ñu ngi fii ci Guédiawaye commune de Médina Gounass seet si fi tey benn champion bu ñëpp xam bu ñëpp ràññee ci wàllu làmb tey moom lañ seet si woon tey incha allah fas yéene waxtaan ak moom lépp lu jëm ci wàllu làmb tey dinañ ci waxtaan ak moom champion mooy kan ki ñu naan suñu père Mbaye Samb dëkk fii ci Guédiawaye tey moom lañ seet si bu ko defee ñu bàyyi ko jox ko mu nuyu waa Sénégal père nuyu nañ la. maa ngi leen di fay di nuyu waa Sénégal yëpp di leen masawu di ñaan yàlla yokk fi def su jàmm ak sutura waaw problème mu làmb nag dafa nekk loo xam ne lii lu xaw a diis la waaw ne képp koo xam ne kii sportif nga war nga mën a ànd ak calme mais nag làmb dafa nekk loo xam ne lii dafa rythme wu de trop. et puis daf ci am yu sew yoo xam ne si toutefois que mu am rek mën nga saali waaw daal maa ngi conseiller mbër yi bu baax ku ci am combat vraiment làmb ji lépp loo xam ne li am na ci làmb ji muy problème boo xam ne bii problème mu làmb la na nga xam ne yàlla la waaw daal loolu laa am ci lu may ñaax xale yi léegi ci làmb. su la doon wax tey nga présenté wu. tey nan ngay présenté woo pour nit ñi la xamul xam la ak ñi la xamul gën laa xam. waaw man écrit Waalo laa nekkoon ak Balla Gaye numéro 1 ak Alioune Seye ñu nekk écrit Waalo pendant des années et ba dem ba suñu wàllu presque wëy ci làmb et bi Lac de Guiers 1 ñëwee nag commencé entraîner ci ñun ñu amoon ay xale yi nekkoon suñu ginnaaw di entraîner ak yeneen xale yi ci topp muy ñoom Abdou Diouf et ñoom Bunaama ñoo leen jiite woon Bunaama faatu génn àdduna et bi ñuy kii mag ñi dañuy woote woon réunion ne léegi il faut ñu tëral salle bi comme yeneen salle yi parce que Waalo nu mu bëgg a tëralee ay combat am du yoon pour que muy tëddee noonu benn champion rek nekk fi bu amee combat ñëw ñu jàppale ko bu combat bi jeexee mu dem loolu du làmb daal ne nag li ñu bëggoon def assemblée générale woo tous les lutteurs yoo xam ne ñi ngi wuyu turu écurie Waalo nekk ci écurie bi ñu ñëw bi xale yi ñëwee ñu waxtaan ak ñoom pour tëral écurie bi xamal leen ne Lac de Guiers xëy na Mbuur la nekk fa la nekk di entraîner bu amee combat ci lay ñëw programme 20 jours entraîner ak xale yi bu combat am jeexee mu dellu place bi muy liggéeyee parce que dëgg la fa lay suturloo tu vois léegi nag dañu bëggoon comme yéen fii ngeen nekk Lac de Guiers war na am ay relève war na waxuñu benn relève rek mais war na am ay relève parce que xale yi fi nekk macha allah ay mbërëntaan lañu mais luy problème bi bu fekkente ne mbër mi bu amee combat ñëw nga jàppale ko mu jeex rek nga dem toog loolu jëmaluwul écrit kanam looloo taxoon ñu teg daal ne nag xale yi ku d'accord ci conditions yi ñu wax ñëwal Alioune Seye muy directeur technique bi Balla Gaye moom mooy entraîneur bi deuxième entraîneur ñu ne Mbaye Samb waaw. écrit Waalo nag nekkoon na écrit boo xam ne bii vraiment écrit la woon doole la ñu doon demee ak mbooloo mais amuñu woon ndey te boo dee xool jusqu'à présent loolu am écrit Waalo ku xool ci combat Lac de Guiers yi passé yëpp amul kenn koo xam ne kii combat Lac de Guiers ruusee nañ ko lu ñëw ñu jël ko teg ci kawam te loolu yàgg naa am ci làmb ci écrit Waalo tu vois bi ñu demee ba toll yenn moment yi bon booy xaw a am yenn jàq-jàq yi seen biir léegi ñu tourné man ak Balla Gaye numéro 1 ci la ñu tourné ne ñu ubbi école de lutte daal ne comme booy yi dañ leen programmé ne à partir de lundi na ngeen ñëw salle di entraîner et lundi jot ñëwuñu mardi jot ñëwuñu am ay xale yu ndawaan yu commencé ñëw di entraîner ci ñun ba ci doomu Ousmane Diofior ba yeneen booy yëpp ñëw di entraîner pendant des mois Balla Gaye doon di ñëw ànd ak lees Mamadou waaw bi mu ñëwee ñëw na ma papa ñun dañoo bëgg a bokk ma ne ko mu ne ma waaw ma ne ko foo leen dëkk mu ne ma marché Sam ne ma papa Daouda Fall mooy sam papa ma ne ko Daouda Fall mu ne ma waaw ma ne ko kii nag mu ne ma kii doomu Double Less la ma ne ko mu ne ma Omar Sakho la tudd ma ne ko Omar mu ne ma waaw ma daal ne Balla Gaye mu ne ma ne ko ñii de suñu ñaari doom lañu daal di ko expliquer mu ne ma bàyyi leen ñu ñëw entraîner nii ñu bàyyi leen ñuy entraîner fu mbapat am ñu yóbbu fa xale yi ñuy prouver
dem ba benn jour Balla ne ma waa booy yaakaar nga ne daan nekk champion ma ne ko nag at yi dañoo gaaw ma ne ko mais ñii mun naa ma ne ko leer na ma ne ma nga ca dëgg tey maa ngi ci fen wallahi la azim ma ne ko lu wóor ba wóor mun naa ma ne ko booy yi mun naa ma ne ko nii ñu entraîné jëm mag mun naa ma ne ko 5 ans buñ ko amee daan romb gaa yu bari te noonu ma ko waxee noonu la amee woon làmb nag chance la ak wërsëg et dem nañu ba Balla dem ba egg fii mu egg ak ay moromam tu vois problème yooyu nag yàlla moo koy def ci nit ku mel ne Moustapha Gueye problème mel noonu arrivé woon na ko Mbaye Gueye demoon ne ba ne day bàyyi làmb mais ba mu ne day dellu si Aline Fall waalo la giseel ne ko kat sama combat ak yow boobu nga gëj a bëri léegi damay dellu siwaat ci làmb ji laaj la su ma la laajee ñu bëre bu ñu bëree la nga ci am nga jëm ci jënd kër wallahi al azim maa ko jëndal kër Aline Fall tey jii maa ko jëndal kër bi mu ñëwee ñu fay ko jox ko avance am jox ma leen li ma téye bi mu ko jëlee laa ko garde ba mu bëre ba pare le mercredi mu xëy suba ñëw sama kër bi mu ñëwee ñëw ne ma Mbaye xaalis bi laa jël si ma ne ko grand avance naa ko ci kër munuma ma ne ko avance naa ko ci kër xaalis bi joxe naa ko ba jënd naa ci kër léegi da ngay complété 350 bi munuma booy loolu nanga ko mën a ma ne ko grand xaalis da nga ko jël pasare ko te sa kër rakk nga dëkk bi ñuy àndee ma yóbbu ko ci Kéba Touré mi ne woon marché ñetti mbaar moo ñu jaayoon kër gi fële route de Boune bi ma demee ba jënd kër gi Mbaye Gueye dem ba gisee ak moom ne ko foo jëndee kër mu ne ko fii boo jéggee raay bi mu ñëwee ne ko yow da nga maa jege nii daal di koy lijjantil tubaabu joor moo tubaabu joor ñu bëre ci benn année bi ñuy bëre ci la jaayaat kër ga dem jënd ci wetu kër Mbaye Gueye ba ni Mbaye Gueye dee moo leen taqale soo mosaan ñëw da nga leen di fekk ci mbaar bi ñoom ñaar ñu tëdd bokk ndey bokk bàyyi nga xam ne sport fola rek ak ree mais am na yenn yoo xam ni am na ci làmb comme li am bi passé combat Papa Sow ak nu mu tudd ci Siteu vraiment nekkul loo xam ne lu rafet la supporter day am cadre supporter te lu koy indi yëpp mooy ñiy ëmb mbër yi waaw mbër yi amuñu problème mais ñiy ëmb mbër yi la parce que làmb ay kii la rek tu vois mais ñi ëmb mbër yi dañuy yóbbu combat bi tension boo xam ne bi du yoon ñu ko fay yóbbu parce que ñaari mbër yi du ñu réeroo dañuy waxtaan tu vois gaan tey la tey de xam nga man Tafa Gueye bëri naa ak moom ñetti yoon bëri naa ak Langsane Bombardier mi bi mooy bëri ak moom Balla Gaye mi ngi nekk lu tuuti ma jël ko yóbbu ko bi ñu demee ba war a dugg ci làmb ji Bombardier bu mu tëlee na mën na ma papa ma ne ko mun a mu woy mais kii dafa jàpp de man ko dafa jàpp kay mun a ma yii daal di dem fekk Bombardier fa mu taxaw mu photo ak moom xam nga la bëri naa ak Bombardier ba ni combat bi jeexee man a booy bi mooy traiteur jàmb na ma dem photo ak Bombardier mais xoolal li yàlla di def tu vois moo tax làmb dafa nekk loo xam ne lii vraiment fola ak ree xëy na ku ci daan nga rus mais il faut ñi mbër yi di waxtaan ak seeni morom xam ne làmb du dara Sénégal la nekk mu ñu ko génne Sénégal ñun ñëw bokk ndey bokk baay mais problème mu làmb am gars yi def affaire violence di xeex yow ba ngay romb mag mi la romb di dem nga dóor ko wala nga jam ko paaka jël li mu yor vraiment nekkul loo xam ne lu rafet la te boo yaakaaree loolu day continuer ci yow ala kulli alin yàlla dala ko woon parce que yàlla léegi xale lu góor la de loo def nit balaa nga dugg bàmmeel moon la ko waaw moo tax xale yi il faut bañ a topp problème mu ay mbooloo ay dunguru yooyu du yoonu làmb mbër mi bu amee combat bu entraîné ba pare dem làmb ji bëre bu làmb ji jeexee jeex na mais yow nangoo wut métier nangoo wut dara bëgg a jël say affaire yi bu ko basé mbër mi mais mbër mi dafa am papa am yaay ah am lu mu war a régler tey génération léegi booy xanaa kenn dofutu ci bëri ku ci bëre yaa ngi ubbi sa compte pour jéem a fexe noo mën a amee kër boo jàngul école di nga jéem a réaliser wut ñaari kër ñetti kër boo demee ba bàyyi làmb bañ a taxaw ci bureau kenn wala bureau benn ministre wala keneen di ko ñaan loolu mooy jom gi xëj na suñuy temps ñun bon li ñu doon fay bariwul woon bu fekkonte ne ay millions la ñuy fay comme mbër yi tey li ma bëreeg Moustapha Gueye ñetti yoon bëre koog Langsane bëre koog Dame Suger ñoo ñëpp ma bëre koog ñoom kon naa ci mën a réaliser ah mais lañ lay fay dadul dara te combat bi sam presque mën naa ne sama ñaari combat ak Moustapha Gueye dañuy dem ba jàpp date ñu renvoyé ko beneen bi yàllaa ñëw ak dogalam muy bii yaayam faatu yàlla na ko yàlla jéggal te xare ko àjjana ci barke yonent bi dañuy dem ba le mercredi xooma sama papa fëgg bunt bi may sangu mu daan la ma sa ngóor gi seen yaay ji gaañu na de ma sànni la ma doon sango te ñun ñaar war a daje ma daw dem
mais bu doon booyu léegi il faut nga gis yeneen ñi ñëw ci buuxante mais bi ma demee ci tànt bi ñëw toog naa fa le matin presque bay 3 heures Tafa ñëw bi mu ñëwee la ñëw saafante nga mag gi xool ma daal ne ma yow day Tafa bu réeroon ñu for la ma ne ko mais c'est comment mu ne ma ne ko c'est monsieur Guèye mu ne ma wëy ma ne ko mais yow jàngal nga ma mu ne ma c'est comment ma ne ko Mbaye di Ababacar Samb mu ne ma à l'école 17 ma ne ko wëy mu ne ma non c'est pas vrai daal ne Tafa daal ne ko mais kii sa génération la man maa ngi dégg ay Mbaye Samb ay kii nii mais kii yéen a bokk benn ngeen yéen a bokk benn année bi ngeen juddoo ay morom ngeen tu vois ba léegi ay waay lañu duñu tàggoo duñu réeroo fu ñu kii wax ju rafet la ñu kii saafonte parce que problème sport la woon jeex na même ba ñu yàlla boole ñuy nekk équipe nationale wallahi la azim man yàllaa ma mayoon loolu bu ñu demee suñu pavillon yi fu ñu nekk dañu naan pavillon bu nekk 4 personnes fay tëdd Tafa danaan Mbaye Samb laa bëgg a tëdd tu vois 10 heures na ko yàlla yërëm ay Ibou Ndapa consort googu yëpp dem ba mujj néeg bi day jaxasoo yooyu yëpp amoon na suñu biir tu vois moo tax làmb booy il faut ñu jéem ko oyofal jéem ko yaatal bu baax bañ ci créer ay yenn problème histoire yeeg yooyu quoi vraiment. kon su ma la déggee sa carrière écurie Walo nga ko commencé. waaw dem ba yàgg Père Balla Gaye numéro 1 yàlla na ko yàlla yërëm. ngeen ibbi benn école de lutte doon encadré xale yi mais ñu jékki-jékki gisatuñ Mbaye Samb ci làmb ji gisatuñ ko stade gisatuñ ko gars yi yëpp di laaj ci ana Mbaye tekkaaral boobu lan moo ko waraloon. non xam nga problème mu làmb moom dégg naa rumeur yu bëri gars yi di ko wax ba ci problème mu làmb ji commentaire yi combat Balla Gaye bii passé amuñu benn problème vraiment réeróowuñu amuñu problème c'est-à-dire que ne bu njëkk làmb nu mu tëddee woon comme nu ma ko waxee woon ak léegi ça fait deux man xëy na yàlla daf ma jox ay njaboot ma yor kër te li nga xam ne lii moom lay suturloo vraiment autant dama doon liggéey guddi bëccëg bi j'ai largement le temps mais actuellement bëccëg lañ ma wàcc parce que ku def 48 ans presque ngay liggéey guddi tu vois ay laay kayre ay booy kayre ñoom ñëpp maa leen jiitu ci liggéey guddi waaw man depuis ki yóbbu laay kayre casino mu fay liggéey kooku laa liggéeyoon loolu fële méridien nu mu tuddati Modou Pouy def naa Modou Pouy la woon tu vois mais lay problème bi mooy jot gi la woon ak écrit bi ni ñu demee woon suudee woon te lu ñuy def dañ ko daan def tu vois problème mu làmb nag dafa yaatu te si toutefois que ne combat dem ba taxaw ñu def seeni démarche peut-être doo mën a am temps wu dem te peut-être xëñ na boo demee sax ak làmb nu mu xaw a fiiree mën nga dem am nit ku ñaaw njortu ci yow tu vois mais Balla amuñu benn problème vraiment yéene woon naa ko victoire trop mais ak làmb ji ni mu tëddee loolu la ko yàlla noonu la ko yàlla dogale yàgg naa ko yóbbu làmb nag maa doon takk ay ngembam mais yàlla boole woon na ma ak moom ci loo xam ne nii man su ma ko jegee de près bu ma ko xoolee naa xam ne tey bësam la wala du bës Adama Ngom mi koy tëggal maa ngi koy wax bu fekkente ne li may wax ay fen la moom boo leen ko interviewé daneen wax lu leer bu Balla nekkee ci bësam su ma laajee rek ma ne ko tey combat bi baax su fekkee Balla newul ci bësam wallahi ba ci Moussa Ndiaye bi président laaj na ma ñoom ñaar ñu toog laaj ma man leen tey bu fekkente ne victoire leen indi sol leen seen dàll ngeen jël taxi ñi tey làmb ji ma gis du baax te loolu yëpp du dara problème mu xam mbër xam sa sportif sa mbër boo ko ngembee ba xam xool doxalinam ci làmb kër ga avant ngeen di egsi ci làmb ji di nga xam ndax mbër mi ngi état bu mu mën a daanee adversaire am wala yoru c'est ça le problème te puis encore mbër mën naa jekk kër ga làmb bascule la mën nga jekk ñëpp xalaat na yaay daan nga ñëw ba ci làmb ji bouleversé wu yooyu yëpp am na man làmb ji wallahi lal azim seetaanu ma ko ba léegi parce que man bu ñuy nodd timis laay jógee méridien te boo fa jógee dem terminus su 35 pour jël fa car pour ñëw balaa nga egg si presque ay 9 heures ak embouteillage bi ak yoonu nu mu demee man bi may egg si fii fekk naa ñu naan làmb ji jeex na làmb ji jeexul bi ma génnee di dem ci bitig bi di jënd garabu yoolaa
laa dégg gars yi reporté waat ci làmb ji daal ne jox nañu Bombardier victoire ma ne wax mais combat bi nii nan la demee ñu ne ma combat bi dafa amul litige léegi mun naa ne bi combat bi commencé ba léegi ak rumeur yi léegi laa ko doon di seetaan ci télé kon nga xam ne ñàkk jot la mais du question ne dama am ak moom problème wala lii waaye daal lu gën a wóor ba wóor mooy problème mu làmb yaayu kenn moomu ko papa kenn moomu ko mbër mu ne loolu liggéey moom ngay fayoo waaw c'est ça le problème nit ki moom nañu waxante dëgg waaw adduna nag il faut muy doxali nii ñuy doxalante nii waaw man li nga xam ne ñoom laay gën a ñaax nag mooy xale yi fi nekk te et puis rumeur bari na ci problème mu Boy Niang nangam Boy Niang war naa mën a bëri Balla tu vois mais nag attention combat la boo xam ne bii combat bu intense lay doon waaw combat bu intense lay doon Balla il faut mu liggéey Boy Niang il faut mu liggéey te Boy Niang man vraiment ni ma gisee ay combat xëy na perte na ci la dëgër ci défaite mais gis naa muy bëre benn façon bëre boo xam ne bii vraiment bu fekkente ne teg na ko ci yoon yokk cadence am war naa mën a daan ku ne parce que fii mu toll tey. nu mu bëree Tapha Tine baax na mais erreur la bëree xam nga booy dañuy travailler loo xam ne lii day dem ba ëpp ci ñoom parce que ni mu bëree Tapha Tine presque mën naa ne moom la bëree ak comment dirais-je moom la bëree ak kële comment dirais-je la dëgër xam nga Lat moom ñëpp xam nañu loolu ci moom ñëpp ngi naan wala ay combat am nii nangam yar yi ñoo bokkul ku yàgg seetaan làmb amateuru làmb dëgg moo tax may wax Alioune Seye ñëpp xam ne Manga bi mu nekkee roi des arènes Alioune Seye rek ko daan mais saa bu ñu demee bay bëre taxawalaat nañu seen combat ñaari yoon est-ce que Manga mën na ko daan mais dañuy bëre ba bëre bi tàgg Alioune jël loxom bi teg ko ci om bi sëgg amateur yi yuuxu mujj ñu ko yuuxoo comme ni ñuy yuuxoo la dëgër même Balla Gaye numéro 1 bu mosaan am combat bu arbitre wootee ba ci biir géew bi Alioune Seye ñëw moo doon nekk dernier conseil Balla bëreeleel altine na nga bëreel say soppe ak say noonu loolu mu yaree woon Lac de Guiers loolu la Lac de Guiers di bëri Balla Gaye tamit numéro 1 ay combat am dem nañu ba làmb dañu daan dem balaan bu fekkente ne combat bi nii la dañ leen di dagg duñu leen fay seen xaalis kii bu ñëwee xamu na def mbéy ma ne ko mënu ma jël leen bouteille dugal leen ko ci biir saako moom xaalisam bugg koo ñàkk même Gaston mii nekk promoteur xam na loolu jikko ci Balla Gaye na ko yàlla yërëm moom làmbam day jeex tey rythme boobu nag moo nekk ci Balla Gaye numéro 1 numéro 2 mii waaw combat am dana ambiance dana ñëw jox bëre bi ak xam ak lépp mais Lat moom toujours cadence lay bëree bu gisee buntu exploité ko bu gisul buntu il faut mu calculer la ko entraîneur bu mag ba doon wax Alioune Seye xam nga la Balla aussi moom it am na rythme boo xam ne bii moom saa bu arbitre sifflé bu ñëwee du la may jàpp waaw mbër bu nekk nag di nga am tàkkusaan mbër bu ne sa tàkkusaan nga ñëw Yékini xalaatul woon ne Balla Gaye dana ko daan tu vois xalaatu ko woon waaye keroog ba ñu waree bëree ba taxaw ci biir géew bi Adama Faye Adama Ngom ñoom ñëpp ñëw nañu fekk ma taxaw nii ñëw laaj ma ne leen arbitre sifflé moo tere Yékini daanu Yékini mii ñëw du Yékini. mais Balla Gaye loolu mu amoon. waaw contre Yékini nga jege ko. ba di ko xelal. ak bu lu war a am nga ne leen tey nangam day am ndax xam bi nga xam lamb est-ce que ne ko Balla Gaye 2 loolu moo ko manqué jamono jii ñu nekk nii. non loolu waru ko manqué parce que Aziz comme connaisseur la ci làmb ils ont dit que ne bon keroog bi Balla Gaye di bëree ak Moustapha Gueye Aziz boobu fekk na Balla mi ngi nekk tout tànk mu jot avancé am ak booy bool bi kii comment dirais-je Mbaye Diouf ma fekk ko marché Sam ci benn place su benn copain buy jaay ay sandwich ma ne ko mais Aziz mun a ma ne ko combat Balla dafa taxaw munoo Mbaye Samb ma ne ko mun a ma lenn naa la ko xamal Balla buy bëre te bëriwul ak waa Fass danaa ko supporter su ma amee sama xaalis danaa ko may mais buy bëreeg doomu Fass du ma ko supporter parce que maak Fass depuis sama papa la woon ma nekk xale ma ne ko effectivement. Ndiaye supporter Fass la woon. supporteru Fass la woon ba Moustapha Gueye bi muy bëre ak Balla Gaye Aziz ma nga woon ca biir gi wayor butéel di sotti Tafa Gueye
kon xanaa warta mën a manqué expérience làmb nag dana dem ba toll foo xam ne fii day déborder c'est que man li ma gis mooy trou yi bari na y a trop de monde xam nga la te yooyu day paniqué loo mbër day dem ba mujj gi day nerveux parce que du mën a am temps bu mu mën a récupérer mais vraiment problème mu làmb la rek xam nga defet moom bu ñëwee rek nañ ko teg ci yoxoy yàlla bañ a am ñaaw njortu ci kenn mbër mi demaat liggéeyaat xam nga la ñaan yàlla li ci kanam dàqal na mais daal lii problème bi mooy ànd moom lu koy tas baaxul man du ma tas ànd mukk même bu ma gisoon faay boo xam ne bi man leer na ma ne lii moo yàqal Balla Gaye du ma ko wax parce que maa ngi sàmm sama ngor ëllëg waaw du question problème mu xaalis la wala muy problème mu leneen waaw sama aqulaay taala lay wax waaw li nga xam ne moo ci am nag bon vraiment affaire bi marqué na ma touché na ma mais problème mu sport la ñàkk nañu ki nga xam ne kii moo doon kilifa kër gi dem na mais na mag jiitu rakk topp waaw c'est ça le problème am na yenn yoo xam ne yi nag kooku entre yow la sa diggante yow ak sa mag lu mu la sant defal lu mu la tere bàyyi loolu mooy àdduna parce que yàlla moom nit ki moom booy wax na nga wax loo xam ne lii mu luy boole ay nit la mais luy tasaare nit kenn bëggu école bi xëy na maag Balla Gaye rek la woon wallahi lazim man Balla Gaye cundum ñu dem ba indi ku ñuy wax Ousseynou Koli mu nekk fii marché ba nekk électricien ñu dem ba yàlla boole ñu benn waaye bu nekkoon ci camp bi fii ñu koy wax sergent Dieng ñu dem presque ay at ba Balla Gaye commencé bëre lu yàgg mujj gi ñuy jël Balla Gaye ak Elton ñuy dem bëri ji ay waalo ay Dagana ak yooyu Balla ne moom amul jotu tournée di dem ba Dagana ma ne comme demee na noonu mu ne ma kon ngay dem ma ne ko du ma ko mën du ma mën a bàyyi sama liggéey man loolu sama liggéey moom dama ko mës a respecté ma ne ko du ma bàyyi sama liggéey yow yaay engagé Balla Gaye xamoo la munuma ma ne ko lii problème bi mooy dafa am fële combat munuma ma ne comme demee noonu nañ dem ñu wax naxtaan ak Ndiaga Sarr suñu mag la woon Balla Gaye raw Ndiaga ñëw dugg ci salle bi moom it nekk fa comme mag entraîneur bu booy amee combat moo leen di yóbbu ba ni mu demee dem nañu ba toll benn moment nag jaxasoo am Ndiaga dem ba gis boppam Koli dem ba gis boppam xamoo la ñu ber seen écrit bopp tu vois looloo indi affaire bi mujj gi maag Balla Gaye ñu des fa dem nañu ay quelque temps ma dem ba ci biir bon sama jot mayetuma pour mooy mën a fréquenter tout le temps salle mais combat bu amee lépp loo xam ne li gis naa ko muy problème mu wàllu sarax wala muy problème lu yàq naa ñëw ne mbër mi lii ak lii ak lii yëgoo dara non non yaa ngi ci jàmm maa ngi ci jàmm combat bi lii ak lii la ak lii ba ci combat ak Modou Lo waaw lamb moom noonu la voilà mës na am ci combat comment dirais-je Eumeu Sène gars yi di expliquer man leen Eumeu man presque mën naa ne maa ko yar ndax ba may tëgg mbapat école 9 Daaru Xudóos booru saf baar ñuy wax mbapatu Mbay Sàmb Eumeu daf ma fa daan fekk mu ñëw ma boole ko Ousa jeex na ma boole ko Ousa daan ko ca déwén sa ma invité sëñ Modou Niang bi ma woowee sëñ Modou Niang Eumeu ñëw ak Ousa ñoom ñaar ñu war a bëri fekk ñu bëre Ousa da ko daanoon Eumeu di jooy Eumeu Sène jooy làmb ji tas ma jox leen ñoom ñëpp paas ñu toog fi ñu réglé xaalis bi benn booy ñëw ne ma grand ma ne ko am mu ne ma Eumeu de mi ngi toog fee di jooy ma ne ko Eumeu mu ne ma génn ñëw na ko jógal mu ne ma ne ko fompal see ki champion ndeke wax ji ma waxoon Eumeu Sène ak li mu nekk xale jàpp na ko xoolal làmb di dox ba ñu ubbi école de lutte bi dem ba làmb boole ko Balla Gaye mu bañ ñu boolewaat leen mu door di accepté ñu ñëw bëre mu daan Balla Gaye ca beneen dimanche bi mu ñëw di bàkku si tombeek ma am benn booy bu ñuy wax Galas Boucher ma yóbbu ko muy bëre dafa bëre ba pare may génn géew mi ni rek mu ne tël ànd ak Jordan wallahi li ne ci poosam ci xaalis yëpp da ko yulli na ma père am ma ne ko waa lii nag mu ne ma am na loo ma waxoon sa mbapat daal di ree xaalis bi ñoom booy bambara wallahi neen yàlla na yàlla jégal ñi ngi toog nii ci booru làmb ak kii bi nii boo xam ne bii su ma doon dox ci mbedd ni mu yoon otom di dawal bu ma gisee day freiné père day wàcc dugal loxoom ci poosam dindi jox ma ah noonu la problème mu làmb moom booy moom lu ma leen di conseiller par toujours il faut ñu yor jikko sportif bàyyi problème mu xeexu làmb ak yenn yi loolu la di toog di def assemblée générale di toog di waxtaan làmb bu amee ñu xam nan la ñuy duggee làmb mbër mi 15 personnes lañ ko may
8 personnes nañ yëg ci kaw le reste dañ toog ci mikaay li ñi nga xam ne ñooy dar mbër mi pour wër enceinte bi bu ñu nee ba telle heure jot na 2 personnes res ñi res problème mu gàllaaj yi ña des ñaar nañ toog ci mikaay la ak kenn kuy téye butéel yi jeex na mais lëmpal gi bu bëri ci suuf rek combat litige bu amee ñëpp bu ñu ñëwee kii ci pression mbër mi day dootul xamati fan la nekk même bu indee li mu war a bëri sax xoolal combat bi keroog ah combat bi keroog vraiment nekk na combat boo xam ni coow li bëri na trop man dama dem ba léegi laa ko door seetaan léegi laa seetaan 2S sama copain moo ñëw ne ma jàppal 2S ba jàpp 2S yem ci ma ne ko lii de. li ay mag dara loon Balla Gaye moo waral loolu. mais amoon na ay mag xanaa kañ affaire dafa demoon ba déborder rek non ma ne ko kokal na mun na man la Aziz ma ne ko Aziz mu ne ko la Mbaye Samb ma ne ko mu ne ma passe ma Balla ne ma du ma ko jël mu ne ma nee ko mu wuyu Moustapha Gueye ma ne ko non sa père Tafa lay woo mu jël Tafa félicité ko xoolal loolu ñi ngi jógee la ba ñu dem Tafa si félicité ko ne ko qualité yi ma gis ci yow ci li ngay bëre nekk na qualité yoo xam ne yu fort la li ma bëgg nag mooy sa làmb boo ko tegee ci yoon respecté loo bëgg ci làmb mun ko am maa ngi lay ñaanal yal na la yàlla jàppale mun na ko amin waaye mais Aziz mu ko jël mun na ko jël ko rek sa père la Baye Ndiaye moo yoon oto bi dawal naan ko yow sa tànk géej waaye rek ñu rey la xam nga loolu dafa neex tu vois affaire bi mu passé mu ñëw Aziz ñëw en personne ñëw man la njëkk a gis ñëw ne ma Mbaye ma ne ko mu ne ma ah léegi day wàcc naa ma ne ko mu ne ma léegi d'accord naa ni géej waaye laa bokk comme demee noonu Balla sama rakk la ma ne ko mu ne ma damaa bëgg a bokk ci école bi ci la ñëw nekk ci école bi ba yàlla def mu dem ba tëgg combat ak Bombardier bi ko Bombardier njëkkee daan moo tax làmb loolu la mën a demee. maire dañoo jub ci combat bu doy waar. Luc Nicolaï tëgg ko mu war a am le 13 mars 2022 arène nationale war a dox ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé combat boobu tey boo ko doon analyser tey lan nga ñuy mën a wax ci combat boobu. nu mu ko mën a analyser mooy problème mu combat bi coow yu bari na ci. mais ñaari mbër la ñu ñoo xam ne ñii man bu may gën a conseiller Ama lay conseiller bu mu xeeb adversaire am bañ a bëree public parce que liy problème mu làmb ji Modou Lo ku boo ko joxul cër gaa yi ngi naan boo ko joxul cër da nga koy daan parce que Balla la koy kiyee mbër mu ne da nga am koo xam ne ki sa bec noir la bëri nag Balla ñaari yoon Balla daan ko mais bu xool kii ni mu bëreeg moom nga bëgg a ñëw bëgg a forcer noonu. c'est pas comme ça Modou Lo mbëru xel la day def balancement ak yow taxaw di la déglu loo indi mën na la contrer te am na épercule kaawate na ci ñu bari tu vois te et puis ñime na doo reculer booy bu ñime la moo tax seen combat ñoom ñaar man li ma gis combat bu intense la combat bu intense munu guma joxe nag verdict mais tiit naa ci lool munu ma joxe verdict mais man li ma gis ba bu ñu nee combat bi suba la ci laay def samay analyse mën a xool may ci suuf lan la mën a gis. xeex bi kan la arrangé ci ñoom ñaar. xeex bi arrangé wul Ama parce que Modou Lo day dóor di xool parce que saa bu la cuqee góos da lay yër. taxu balancement des bras njattaloo si nii te boo dawee mam ñëw am na façon booy bi dafa bëri kale yu sew Ama am na action yu muy bëri mbër waada la te dafay jox làmb gëddëm mais lay problème bi daal làmb ji lu mu ci mën a waxagum pour l'instant bu ñu yowoo def attention parce que yax bi mën na dammee fu ñu ko foogawul yàlla defal sutura nag yàlla may ñu fekkee jàmm yàlla def sutura ci réew mi vraiment xale yi tamit dem ba kenn ku nekk yor li nga moomal sa bopp waaw bañ a yàq nag réaliser man à chaque fois damay wax booy nañ réaliser parce que carrière mbër yàggul ñuy moytu nga nekk ci préparation combat di yéeg ay scooter rek di def yeneen yu dul noonu parce que nit ki mën na la piéger ci lu ne làmb dafa doy waar même problème mu invité ay lekk ak yooyu sax mbër mi war na ko éviter tu vois kaay maa la invité lii wala nangam mbër mu ko ci def sa làmb du yàgg fa la sa carrière di yàqu jigéen même chose am na mbër yoo xam ne ay champion lañu woon dañ leen boole ay mbër yu mag laa lay wax nii de lii may wax lu dëggu la jigéen lañ leen booleel
ñu ànd ak ñoom xam nga la morceau ba ñuy jël fompoo ko ñu jël ko leen xeli ko defal leen ko njar jox leen ko ñu naan ñu togle yooyu yëpp am na ci làmb moo tax kuy mbër bëgg avenir sa bopp da ngay moytu boo yi di topp mbër nag nañu moytu bu baax parce que mbër ku koy topp ba gaa yi xam la ak moom mën naa ne préparation combat day am du mbër ma rek la ñuy liggéey man fii mu ne bi combat bi kii ba léegi sama bopp bi day metti tension làmb ji xawma moo ma jàpp xawma sama bopp bi day metti te boole lu ma lekk dama koy génnewaat wallahi azim depuis combat ba léegi lu ma lekk dama koy génnewaat damay tëdd ba guddi sax ma jóg damay tufli bay bëgg a dee làmb dafa garaaw lu ne mi ngi ci tu vois lu ne mi ngi ci moo tax xale yi nañ moytu parce que boo jógee ci combat war ngay sangatu comme mbër mi nu muy sangatoo waaye yow topp mbër bi oo dem mbër yi bu ñu amee ay béjjén yu ñuy sànni yu ñuy joxoñante nii nga ñëw taxaw ci kanamu mbër bi nii loolu ay fital la yu ñuy tirante loolu du la kii ci tàng-tàng mi moo demee fur et à mesure nii la lay commencé wàññi te même di nga yor ay gàllaaj yoo xam ne yi sax mbër mi dana ko jël di ko jeté mbër mi mu jëlul la yow takk nga anti mi ngi mel ne comme ñu ne xare ay Lat Joor ak nangam bañ ko dóoree balu njox bal ba dafa jëri bal bi bu jëree keneen ci soldaar yi lay dal mu daanu noonu la mel di nga ngemb mbër ànd ak moom ñëw di ko baare nii takk nga gàllaaj bu la mën a téye mais loolu day dem dal say njaboot moo tax xale yi nañ moytu ku ci jege mbër na nga jël say précaution bopp am sëriñ comme yeneen gars yi te puis encore ku ci topp mbër na nga set ànd ak njàpp set mais fanaan ci boîte de nuit ba fajar sawaay nga ñëw bokk ci convoi bi bu làmb jotee sawaay kenn ku nekk mel ne ku saxi laaf ci biir làmb ji mais yenn yi dafa ëpp làmb dafa xaw a critique quoi. da ngay gis ku ànd ak mbër bis bëgg a gën a fës mbër mi. yoon mais problème mu feeñ tele rek moo leen di yóbbu feeñ tele rek moo leen di yóbbu. waa mbokk yi jërë ngeen jëf dégg ngeen sunu père Mbaye Sam lu mu wax yaakaar naa ni am ngeen ci ay jàngat yu bëree bëri mu nekk sunu père doon ku baax ñu koy sant bu baax di ko gërëm ci yombal gi ñu yombal lii ñu doon def ak moom nii di gërëm bu baax ñi ñu àndaloon ci liggéey bi ku ci mel ni sama caméraman Arfan borom guy ga borom poste courant maa ngi koy gërëm di ko sant di gërëm suñu directeur général père Meng moom it jàpp na ci affaire bu baax a baax ngeen àndoon ak seen télévision Lissa TV nekk ca Géejawaay jërë ngeen def Lissa TV ca kaw ca kanam.